kilifa yi nga xam ni ñoom lañ fi woo tey bokk ak ñoom Cheikh Babacar Lo waaye bokk ak ñoom mbokk bi ak taalibe bi bokk ak ñoom itam dëkk bi di nuyu itam presse bi nga xam ni moo fi teewu ñépp ci seen wuysi bu rafet bi ñuy wuysi ci conférence de presse bi nga xam ni kuréel gi saytu journée culturelle bi nga xam ni moom la ñuy defal Cheikh Babacar Lo fii ci place de France le 6 juillet 2019 bii ñu dëgmal ngir wane liggéeyam ngir wane itam taxawaay bi mu am ci gannaaw sëriñ bi li mat a delloo ginnaaw tuuti ñu xam ko moo di Cheikhul Khadim dafa joxe woote bu yàgg woote boobu li ko waral moo di xam ngeen ni réew mi di Sénégal bi ñu àggee ci 18e siècle xam ngeen ni ko tubaab bi yilife woon li ci dolleeku mooy buur yi itam ni ñu yilife yenn pàcc ci réew mi li ko ci dolleeku mooy sëriñ si nga xam ni àndoon nañu ak buur yi ànd ak tubaab yi ni ñu dominé itam askan wi ba nga xam ni islaam dem na ba tumuranke yoon wi jëmale nit ñi ci diine ju dëkk itam raaf ba tax na kenn xàmmeetul ku lislaam ju taxaw ak ju taxawul waaye demoon nañu sax ba nga xam ni dañuy jëfandikoo li nga xam ni mooy alquranul karim ngir am ay pexe ci tubaab bi walla féete ak góor yi loolu bi ko sëriñ bi gisee la woote benn woote bu am solo daa wax ni lakin unaadi kulla al ibaadi ila imaadi bila jalaali teg ca yaa ahla barri yaa ahla baxri uuju lil barri baxri saqaay wax ni maa ngi woo ñépp bàyyiwuma kenn di leen woo ngir ñu dooleel ma ngir ñu jàppale ma ñi may woo nag ñooñ jéeri ci lañ bokk muy ñu nekk dund ci suuf ñooñ géej ñi nga xam ne dañuy dund ci biir géej ak ñi nga xamante ni mooy sunu mbokki junne yi ngir yoon wi di yoonu islaam ñu dimbali ma ba mu taxawaat wax ni lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmad waxaat ba tey diinun siwa islaamihi la yuhmadu wa inni la mu ci teg ni mi ngi yeesal yoon woowu te it lépp lu dul islaam amu ci lu muy defar wala lu muy yàq woote boobu mu woote mi ngi ko woote woon ci Mbàkke Kajoor ñépp xam nañ ci 1889 ci la yeewi maam Cheikh Ibrahima Fall waaye digal ko mu def ay jéego ci biir réew mi digal ko mu nekk ci diggante ñetti dëkk bu jëkk bi mooy Ndar Ndand ak Ndakaaru loolu li mu doon wund mooy sëriñ bi namm naa jóg te ci yoon woowu rek la war a jaar te ñépp xam nañ ni fu sëriñ Tuubaa daan dem Cheikh Ibra la fa daan yabal mu defar yoon woowu waaye bu ko yabalee boori Ndar itam mu jaar ci tundu Gànjool fekk fa sunu maam di Cheikh Babacar Lo ñu jëflante lañ jëflante ba mu topp ko looloo waral moom mu ñëw fii di Thiès bi mu ñëwee Thiès mu ngi ñëw ci 1892 la ñëw mu am ñetti dat yoo xam ni dab na sëriñ bi ak njabootug sëriñ bi fii ci Thiès 1892 la fi ñëw
1992 ñu màggal 100 ans bi mu fi duggee Thiès 1914 la ñëw Médina Fall 2014 ci la ñu màggal centenaire mu ñëwee ci sanc Médina Fall jógee Kër Ma Alaaji ñetteelu centenaire bi mooy 1919 la làqu ñu denc ko fii ci Médina Fall fii ñoo ngi toll ci jamono ji nga xam ni ci la ñuy màggal centenaire u làqoom muy 2019 ci loolu la sëriñ bi jox njaboot bi liggéey bu mat boo xam ne dafa wax ni li nga xam ni jëm na ci taxaw sëriñ bi ci leeral histoire am leeral ay jëfam leeral itam lu tax mu jaayante woon topp Cheikh Ibra ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa Cees war nañ koo xam waaye àdduna bi yépp war nañ koo xam moo tax ci la kuréel gi daje def ay waxtaan yu bare ciital ñu ci ñun ñii nga xam ne ñooy nekk coordonnateur u liggéey boobu ñu fal ca ay commission defar ca ay liggéey yoo xam ne te dañuy àggale ci ba ci le 6 juillet ñu mën a def journée culturelle boo xam ne dañ ci wane liggéeyu Sëriñ Bay Lo waaye dañ ci wane liggéeyu kër gi dañ ci wane itam liggéey yi nga xam ni àndoon nañu moom ndax dañuy wax saa su nekk ni Sëriñ Bay Lo dafa seexe ay mbokkam yaakaar naa ni ba keroog ñuy dem ca bis ba dinañ ñu xam bu baax li nga xam ni mooy liggéey yooyu moo tax tey ñu woote daje bi ak taskatu xabaar yi ci lenn ci jotaay yi kilifa yi teew ak mbokk yi kër gi ak seeni xarit ci teewaay itam sëñ Mouhamed Fadil Lo mi représenté sëriñ bi ngir ñu mën a fesal liggéey boobu yàlla dox na nag ne bis boobu dafay nekk journée culturelle waaye du nekk comme journée culturelle yi nga xam ni taamoo nañ ko gis di ko def ci Sénégal dafay nekk journée culturelle boo xam ne ki ñuy jàngat ak dundam dañ ci jàngat loo xam ni ëllëg dina mën a jariñ askan wi itam dinañ xam itam ni kilifa gi nga xam ni ci ay at ci zahir moo jiitu woon at Serigne Touba jiitu woon at Cheikh Ibra nan la mën a bàyyee woon fa mu nekk pour topp yoonu murit lu taxoon mu ñëw Thiès lana taxoon mu ñëw fi bi mu fi ñëwee itam lan la doon def ba nëga ni njaboot gi di ko ci taxaw loolu itam pour ñu mën koo am du caagee ni mbirum kër gi rek lay doon waaye dafa nekk mbiru yoonu murit nekk mbirum lislaam bi nekk itam mbirum dëkk bi moo xam ak ku nekk ci dëkk bi rek fu mën na nekk loolu mooy mu doon taxawaay boo xam ni dinañu war ni jàmbaar joojukat liggéeykatu yàlla boobu nga xam ni sos na fi loo xam ni ci mën nañoo wax ci lu tolloog siècle ak genn wàll am na ko fi ndax benn mooy kilifa diine gi jëkk gu nekk murit ci biir Thiès mooy jëkk a nekk itam murit ci personnalité boo xam dañ ni murit la ci biir Thiès kon kooku war nañ koo delloo njukkal gi nag mooy ñu jàngataat histoire am jàngataat la ko topp ak ban philosophie la amoon ci topp Serigne Touba ci ginnaaw maam Cheikh Ibrahima Fall lan la yéene woon dëkk bi waaye lan la yéene woon l'islam bi lan la yéene woon murit bi journée culturelle boobu nag dafay dox ci ñaari xaaj bu njëkk bi dafay am li ñu naan benn exposition boo xam ni dañ koy def ñetti pàcc boo xam ni day leeral dunduk Serigne Touba ñaareelu pàcc bi di leeral dunduk maam Cheikh Ibrahima Fall ñetteelu pàcc bi di leeral jëmmi Cheikh Babacar Lo ak ñi nga xam ne toppoon nañ ko ak njabootam lu tax ñu ciy jàngat ñett ñooñu dañuy ñett ñoo xam ne dañoo ànd te duñu taqali ko moo tax mënuñoo jàngat rek Cheikh Babacar Lo te jàngatuñu Cheikh Ibra mënuñoo jàngat Cheikh Ibra te jàngatuñu Cheikhul Khadim kon loolu mooy pàcc bu njëkk bi muy dekk
benn exposition boo xam ni commission scientifique te ma jéete ko mi ngi ci liggéey dinañ ci génne thèmes yi ñu ci war a génne dina ci génne nataal yi ñu ci war a génne dina ci génne ci biir nataal yooyu nan la ñuy communiquer ak ñi nga xam te ni ñooy visiter exposition yi. ñaareel ba itam dina am ay waxtaan ci bés bi. waxtaan bi mi ngi tënku ndax thème général bi mooy jàngat dund ak jëfe Cheikh Babacar Lo loolu mooy thème général mais bi ñu ñëwee ci conférence bi ndax Cheikh Babacar Lo da doon def xidma maanaam da doon liggéeyal Serigne Touba dañ ci jàngat benn thème bu ñuy wax al xidma fi l fikri suufi manhaju Cheikh al Xadim namudajan mooy lan mooy dañuy jàngal xidma ci xalaatu suufiyanke yi nan la ñu gise woon liggéeyal nitu yàlla waaye ñu jël ci benn pàcc maanaam nan la ko Cheikhul Xadim gisee woon loolu mooy thème bu jëkk bi. thème boobu ki ko war a développé dafay nekk autorité bu mag ci yoonu murit xëy na balaa yàgg dinañu leeral kan mooy taxawee thème boobu. dina am ñaari déclaration lu jëkk thème boobu déclaration bu jëkk bi mooy lan mooy rôlu Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéeyal Cheikhul Khadim lan la ci jëf ba tey kuy topp Sëñ Tuubaa rek man ni wax ni amoo lenn loo ko mën a toppee te jaaroo ci li nga xam ni moom la Cheikh Ibra def. dina am beneen communication boo xam ne dina am ci lan mooy participation Cheikh Ababacar Lo ci liggéeyal Serigne Touba bi nga xam ni Cheikh Ibra mi ngi ko doon liggéeyal Serigne Touba loolu itam te dina am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom ñoo war a def déclaration yi. panel bi dina am ay universitaires dinañ am ay professeurs yoo xam ni ñoom ñëpp dinañ fa jël kàddu ngir xuus ci biir thème boobu. li ñuy tëjee mooy lan la ñuy yaakaar ci bis boobu bis bi li ñu ci yaakaar mooy ñu xam kan mooy Cheikh Babacar Lo ñu xam rolam bi mu def ci liggéey Serigne Touba. ñaareel ba ñu wone ni Thiès am na ay góor yàlla yoo xam ne war nañoo wone seen jëf ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni bala ñoo wuti ay misaal ci biti war nañoo wuti misaal yi nga xam ne ñoo nekk suñu biir te am ay nit ay junni nit yoo xam ne dañuy dund jëmu jooju. ñetteel ba mooy li nga xam ni moom la conférenciers yi di def ak panélistes yi ci bis boobu nan la ñuy mën a jariñoo orientation yoo xam ni joxe nañ ko ci bis boobu. kon loolu mooy déclaration bi ci li jëm ci wàllu journée culturelle bi ñu war a def le 6 juillet 2019. loolu itam am nañ ci ay taxawaay yu bari ndax fépp foo xam ni sëriñ bi jaaroon na fi ñu nga fi jaar loolu ñu nga ci liggéeyandoo ak sunu mbokk yi di Thiès Média sëñ Abdou Mbacké Sow mi ngi suivre ak comité bi loolu dëkk yi nga xamante ni taalibe yu mag yi ñu ngi fi dundoon fa itam ñoo nga fay def ay ngont di leen leeral ñoom lan moo war a doon seen participation ci wàllu woowu. daje bu mujj bi yaakaar naa ne bu ñu jógee Dakar Thiès gi lay doon ci salle de conférence bu maire yi ci la ñuy mujjee ci yaakaar naa loolu mi ngi war a doon ci mois de juin bii ñu jëm incha allahu taala. Pour la conférence de presse que nous organisons pour préparer le centenaire de la disparition de Cheikh Ababacar Lo 1919-2019. Cette conférence tend à montrer le contenu de la journée culturelle qui est prévue pour le 6 juillet de cette année. Donc,
c'est pour présenter le programme de la journée culturelle qui est prévue le 6 juillet, qu'aujourd'hui nous sommes là pour démontrer les différents points qui seront montrés ou déterminés le jour de la conférence. Donc avant d'aller plus loin, nous remercions d'abord le président de la Chambre de commerce qui nous a facilité vraiment l'obtention de cette salle, tout en remerciant aussi l'équipe de presse présente aujourd'hui, particulièrement à Babacar le doyen. Donc, cette conférence a présenté le programme prévu pour la journée culturelle du 6, dont une exposition sur Cheikh Ahmed Bamba, sur Mame Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh Ababacar Lo sera organisée ce même jour. Après l'exposition, une conférence dont le thème majeur c'est traitement et soufisme, la démarche des soufistes. L'œuvre de la vie de Cheikh Ababacar Lo et les saints, disons Gouyalaï, qui sont à Thiès. Donc la conférence, c'est le thème majeur qui sera développé ce jour. Les résultats attendus aussi, c'est essayer d'intégrer notre vie à l'orientation des thèmes développés. Donc, Cheikh Ababacar Lo, comme vient de le dire Serigne Modou, vous savez bien que c'est en 1891 qu'il avait quitté le Gagnon pour venir s'installer ici à Thiès sous l'ordre de son vénéré marabout, Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et c'est à travers lui que Mame Cheikh Ibrahima Fall aujourd'hui a eu demeure ici à Médina Fall, à Thiès. Et ce qui fait de Thiès la capitale du baïfalisme. Vu vraiment l'impact du Baïfal, le nombre de familles religieuses installées ici à Thiès, et toute la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall qui, le jour du Maoulid, se mobilise partout dans le Sénégal, partout du Sénégal pour venir célébrer ce jour de Maoulid à Thiès, montre énormément que Thiès est la capitale du baïfalisme. Donc, nous qui sommes habitants du quartier avons décidé cette année de marquer ce centenaire de la disparition de l'île. Aujourd'hui, le tombeau qui est à Médina Fall a 100 ans cette année-ci. Donc, il n'y a pas beaucoup de tombeaux qui ont vécu 100 ans. Donc, Cheikh Ababacar Lo, comme on le dit, avait des dimensions spirituelles immesurable avant de rencontrer Mame Cheikh Ibrahima Fall en 1889 dans le Gagnon, dans son fief de Lorendo. Et le fait que Cheikh Ababacar Lo, c'est ça, ce qu'il suivait avec sa famille, avec ses voisins, avec tout le Gagnon, est devenu se rabattre aux côtés de Mame Cheikh Ibrahima Fall et même
de rendre, comme on le dit, son tour à Mamcher Aymafal, la mi-membre avec ses parents, sa famille, ce qui a causé son déplacement du Gadiol à Diamté. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de démontrer ce que demain, à travers la journée culturelle, l'œuvre, l'itinéraire et la dimension de Cheikh Ababacar Lo, mais à travers Mamcher Aymafal et à travers Cheikh Ahmed Bamba. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous avions pu dire de cet grand homme et laisser à Serigne Modou, qui maîtrise mieux que nous l'histoire, et à travers cette conférence, je pense qu'il pourra donner tous les détails et tout ce qui s'ensuit. Nous vous remercions.